أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وجزى الله عن قطب الأخطاب الكبير النور الأعظم مولانا شيخ أحمد ابن محمد التجاني شريف. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ginnaaw ba ñu sante yàlla julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi yeesal sunu nekk taalibe sunu tarbiya ak sunu teggin si sunu sang bu tedd bi di Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijani Cherif di nuyu mbokk yëpp te di leen ziar. Mu mel nii rek si li nga xamante ni à chaque fois ñun duñu tàyyi di ko def. duñu tàyyi di si indi aussi ay enseignement ak aussi duñu sonn aussi di si indi ay éclaircissement te mooy mbir bi nga xamante ni xëy na mën na nekk actualité wala mu nekk rek li nga xamante ni tey maanaam jamono daf koy laaj. waa dindi tuuma wala nit bu gagee si xam-xam gàgganti ko farata la. waaw nit bu gagee si xam-xam moo xam mu nekk texte moo xam mu nekk si xaqiqa bu si nit gagee gàgganti ko dafay nekk farat parce que boo ko bàyyee noonu ñi say réer dina gën a bëri. te axiru zaman nag ñi nga xamante ni dañuy gag si xam-xam ñooñu la ñuy tuddee ay boromi xam-xam maanaam ñi ñuy tuddee ay boromi xam-xam teg leen si télé yi ñuy wax ba tuddee leen ay oustaz ñooñu ñooy gag si xam-xam te duñu yëg ne ñoom gag nañ si xam-xam. mooy la mbokk ma waxoon ne xam-xam man xaw ma def see bokk. waaw xaw ma lii bokk na si xam. li gën a ñaaw nag mooy xamuloo dara te yow xamoo ne yow xamuloo dara. waaw kii xam ignorance am kooku moo gën a nekk xakim ki nga xamante ni moom xamul ne moom xam na dara. waaw moom xamul ne moom xamul dara te loolu yëpp nag moom moo fees dell si le soi-disant oustaz Makhtar Sarr. moom dafa nekk ki nga xamante ni xamul te xamul ne xamul. lii indi preuve buy wane ne moom xamul te xamul ne moom xamul dara mooy yi mu wax yépp ci mbiru imam al mahdi ay erreur kese la ci wax. benn démb indi na benn texte mu ne nee na Iisa ibnu Maryama moom mooy dimbale imam al mahdi mu rey Dajjal. mais il faut que nga mën a interpréter texte yi te yonent bi wax na ne axiru zaman ñuy tuddee boroomi xam-xam yépp duñu mën a interpréter texte yi dañ leen di interpréter nu mu leen neexee. si interprétation bi ñu def nag si noonu la ñuy réeralee ñi nga xamante ni ñoo leen jox confiance di leen déglu. bu ñu waxee ne Iisa ibnu Maryama mooy wàcc dimbale imam al mahdi mu rey Dajjal mais il faut sax ñoo xam imam al mahdi njëkk mission am. imam mahdi dafa am juddu mais dafa am moment bu muy toll mu door a feeñ. imam al mahdi du feeñ tant que amul ñeent fukki at. mission am du commencé risalaam du débuté tant que amul 40 ans comme ni ko yonent bi amee woon ak ku mëntu doon ci imam mahdi. mais nag lu muy xaar am ñeent fukki at pour commencer mission am su mission bi jegee rek manifestation yi commencé di génn. imam mahdi tant que amul ñeent fukki at mission am du commencé. imam al mahdi texte yi wax nañ ne ci hadis juróom-ñaari at lay noot adduna bi mais dégguñ ko parce que juróom-ñaari at yooyu mooy juróom-ñaari at yu muy diriger Makka. juróom-ñaari at yu muy nekk Makka toog en tant que buur en tant que roi nekk amirul muminina
mais bu juróom-ñaari at yi bu jeexee dafay génn Makka dem Jérusalem dem masjidul Aqsa parce que moom moo war a régler ji conflit israélo-palestinien kon il faut nga dégg texte yi pour nga mën a weddi parce que weddi dafa yomb weddi dañuy wax ne weddi ki amul xam-xam ki xamul dara moom mën na ko parce que weddi dafa yomb bi ci des aussi mooy Seydi Mouhamed El Cheikh mësul wax ne moom mooy imam Mahdi mësul ko wax mais prouvé na ko ay taalibeem ñoo ko wax kon nag booy woo débat dangay woo débat kii wax mbir mi Seydi Mouhamed El Cheikh mësul wax ne moom mooy imam Mahdi mais ay taalibeem wax nañ ko booy woo débat dangay woo débat si kii wax mbir mi te man bokk naa si ñiy wax ni moom Seydi Mouhamed El Cheikh moom mooy imam Mahdi kon sooyoo débat doo débat Seydi Mouhamed El Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh moom yow amuloo maqaama amuloo daraja amuloo dara ba toll ba tax Seydi Mouhamed El Cheikh di yàqataam di ñëw di def ak débat un ignorant mais man Maodo Malick en tant que disciple Seydi Mouhamed El Cheikh man maa lancé un débat télévisé le soi-disant Oustaz Makhtar Sarr ñu waxtaan si mbiru imam al Mahdi ak texte bu mu bëgg ak hadis bu mu bëgg lancé naa la un débat public si mbiru imam al Mahdi Muntazar ñu débattar si bu la neexee aussi lancé naa la débat pour man ma saxal ne Seydi Mouhamed El Cheikh mooy imam Mahdi ak noo ko bëggee ces 10 questions yooyu man yooyu laa soxla pour wax la yooyu parce que aussi mbir ki ko wax kooku ngay delloo question bi amul benn vidéo wala benn audio boo mën a génnee man maa ngi lay laaj preuve yow sa preuve ana ban preuve nga am bu lay wan na ne Seydi Mouhamed El Cheikh moom moo wax si làmmiñam yow nga dégg sa nopp ne nee na moom mooy imam al Mahdi Muntazar maa ngi lay lancer défi nga génnee preuve bi ñëpp dégg ko soo mënul génnee preuve bi nag ay taaliyam yi ko wax ñooñ ngay woo débat te man si ñooñ si laa bokk kon nag man woo naa la débat télévisé yow ban maqaama nga am di woo Seydi Mouhamed El Cheikh ci débat yow amuloo xam-xam tu es un ignorant qui ne connaît pas son ignorance 7 ans yooyu mooy 7 ans yi imam al Mahdi di toog Makka bu 7 ans yi jeexee dafay génn Makka dem Jérusalem régler ji problème conflit boobu nga ne Seydi Mouhamed El Cheikh nee na moom 2075 lay génn àdduna loolu aussi amuloo ci preuve 2075 c'est le mission di jeex si 2075 bi c'est le mission bi di jeex waaye yii yëpp nag Umar ibn al-Khattab waxoon na ko nee na axiru zaman nii lay tuddee Umar ibn al-Khattab wax dafa toog ba si yàgg mu ne man yërëm naa xeetu yonent bi dama leen yërëm dama leen ñeewante ndeysaan ñu ne ko tax mu ne parce que jamono ngi ñëw ñi ngeen di teg ci télévision yi di leen tuddee ay ustaaz wala ay borom xam-xam ay naafiq la ñuy doon mu ne moom Omar de mu ne inna aquufu ma aquufu ala haadihi al umma ñu ne ko lan la mu ne al munafiqul xaalim mooy naafiq bu ñuy tuddee borom xam-xam mooy naafiq bu ñuy tuddee ustaas ñu ne ko Omar loolu nu mën nekkee mu ne mooy xalimun bi lisaani jaahilun bil qalbi wal xamal mooy koo xamante ni xam-xamam ci cat làmmiñam la yem maanaam mën na lire xaraf yi mën na wax baat bi waaye yàlla wante amul leer ci xol bu ko may pour mu mën a interpréter texte bi moom xolam amul leer amul jikko yu tedd pour mën a interpréter pour mën a interpréter texte yi pour que nit ñi jëriñoo ko dafay réeral nit ñi ñoom dañuy dundee diine ji wante duñu dundal diine ji dañuy dundee diine ji wante ñoom duñuy dundee diine ji lu tax parce que ñoom duñu jëf jaahilun
bil qalbi wal xamal seen xol amul leer seen xol jaaxil la waaye aussi nag du ñu jëf te innal munafiqina yuqaadixumullahu wa huwa yuqaadixum yàlla moom moo leen trompé pour naafiq yi ñoom ñooy trompé yàlla yow pour yow li ngay def nii yaa ngi réeral nit ñi yaa ngi démontrer Seydi Mouhamed El Cheikh te xamoo ne au contraire yaa ngi yàqal sa bopp yaa ngi def la nga xamante ni amuloo si benn preuve kon nag man maa la lancé un défi débat boo xamante ni défi la public pour man ak yow ñu toog ñu waxtaan si mbiri imam al mahdi texte bu la neex na nga indi si hadis parce que Seydi Mouhamed El Cheikh moom waxul ne moom mooy imam mahdi mais ay taalibeem ñoo ko jiiñ te man si taalibe yooyu si la bokk et un débat public fu la neex ak nu la neexee man ak yow ñu waxtaan si soo bañee débat bi soo ko bañee nag kenn duutu la déglu booy waxte si mbiru Seydi Mouhamed El Cheikh parce que da ngay sos te sos baaxul débat bi ma la lancé boo ko bañee ma xam ne li ngay wax dara du si dëgg parce que kii nekk sa ginnaaw ngay liggéey ak moom mu lay fay xaalis nga say tukki di si dem màkk ñun xam nañ lu xew boo bañee débat bi doo waxati si Seydi Mouhamed El Cheikh ay nar la du dëgg pour ñëpp xam ko wante si xam-xam nag la ñuy woote mooy imam al mahdi muntazar li si yonent bi wax yëpp boo ko mënul interpréter spirituellement mënoo ko dégg xam-xam bi imam mahdi ñëpp kenn ku nekk woote na ko si àdduna kenn ku nekk woote na ko mais xam nga lu tax kenn mënul koo doon si ñoom parce que xam-xam bi mu lamboo lañu waxul imam mahdi dañ ko dencal xam-xam boo nga xamante ni bés bu ko waxee nañuy tuddee ay boroomi xam-xam ci zamanam ñoo ko njëkk weddi li ñu wax ni imam mahdi bu ñëwee day rey boroom xam-xam yi du leen rey mukk si jaasi daf leen di rey si xam-xam bi muy indi di ko wax mooy xam-xam bi nga xamante ni moo gën a kawe seen xam-xam te loolu nag moo leen métti si Seydi Mouhamed El Cheikh mooy xam-xam bi muy wax moo leen naqari waaye da ngeen di dee Seydi Mouhamed El Cheikh mu ngi fii di doxal mission amuloo maqaama amuloo daraja amuloo juddu wala amuloo xam-xam boo yow maqaama boo am waxuma sax Seydi Mouhamed El Cheikh mais benn xalifa Seydi Mouhamed El Cheikh di toog ak yow di def débat man nag en tant que son disciple Maodo Malick je te lance un défi boo xamante ni c'est un débat public si mbiru imam mahdi muntazar man ma dëggal ne Seydi Mouhamed El Cheikh mooy imam mahdi 10 questions yooyu nga posé ma ko te man su ma ko tontuwul yow nga tontu ko waaw parce que xam-xam noonu la waaye doo dem génn sa benn portable génn andi benn hadis teg ne diw moo ko soo ñu ne nii yonti bi ne Isa mooy rey kii Isa mënoo fexe ba imam mahdi rey dajjal moo fi nekk nag ñoom ñaar ndax imam mahdi dana feeñ te dajjal du feeñ loolu aussi il faut gars yi xam ko imam mahdi bu amee 40 ans lay feeñ dana feeñ di doxal mission am nag ay at te dajjal du feeñ tant que imam al mahdi instauré wul justice instauré wul maanute si adduna ba adduna bi yëpp normalaat si lay dajjal nag door a feeñaat nag ngir yàqal adduna bi nag waaw fekk imam mahdi toog na fi lu mat ay nangami at di doxal mission am si lay dajjal nag di door a feeñ commencé nag di xeex ak al mahdi di xeex ak moom par arme par mystique si noonu nag buñ demee ba affaire di bëgg jaxasoo nag si lay Iisa ibn Maryama wàcc nag ñëw ñëw ngir rey dajjal ñëw moom ngir rey dajjal waaw bés bu rey dajjal nag ba dem nag léegi nag si la adduna nag daana nag si li ñu tuddee l'apocalypse wante mënoo yor taxi parce que lire taxi dafa yomb na kenn ku nekk mën na ko mooy
mooy xalim bi lisaani mooy lire texte dafa yomb kenn ku nekk mën na lire même un enfant de 7 ans mën na lire texte alquran fii Sénégal lii jafe nag mooy xol boo xamante ni dafa fees dell ak leer pour nga mën a interpréter texte yi nag boo leen mëntu interpréter amoo place ci télévision yi amoo place ci vidéo yi demal nga toog noppalu ji te ka lay jox xaalis nga dem nekk ak moom ngay def moom la muy def mais di interpréter n'importe quoi les textes sacrés di wax n'importe quoi toog ci télévision yi Sénégal yëpp di la déglu ngay wax n'importe quoi te li ngay wax maîtriser ci dara boo ñëwee ma jàngal la texte yi ngay wax hadis boo andi nag bu aju ci imam Mahdi Muntazar man nag yow ñu toog ñu interpréter ko waaw moo tax si noonu si laa lay lancer un défi un débat public di nuyu ñëpp di leen ziyaara di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh